Thiaroye Am di démarrer li nga xamante ni moo di rek émission ci càmbaru bis bi comme ni ñu koy amalee saa su ne su waxtu si jot yi ba takkusaan jàpp rek takkusaan bu teg fanweeri minute war rek waxtaanee yenn ci ay mbir yi nag ci waxtaanee li nga xamante ni moo di rek politique ni ñu koy waxee nii rawatina nag ci banlieue Ndakaaru Njaay bi waaye dinañ waxtaanee li nga xamante ni moo di rek taxawal politique biir banlieue loolee nag ñu àndaat ak sunu ay Mohamed Fadiga waaye it tey plateau ci am ay gan ku ci mel ni Fadela Barro nekk nag moom moo di coordonnateur wala président sax mouvement les acteurs d'un Sénégal nouveau te dina ki nga xamante ni moom moo di Mati Diop nekk vice coordinatrice bu mouvement na yor la ñooñu nag nañ sekk ñu waxtaan ci biir émission càmbar bi comme ni ngeen koy amee saa su ne dëkk kontaan ni am li nga xamante ni moo di émission càmbar bés bi moom ko ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ñu ngi nuyu aussi invité di nuyu Fadel di nuyu aussi Mati di nuyu aussi sama co-débatteur moo di Fadiga ñu bokk internet ñuy Thiaroye Info TV di leen dalal jàmm ci émission càmbar. Fadiga waaw asalaamaaleykum ñi nga fay naa la di nuyu mbokk internet mais aussi nuyu suñu ñi di leen remercier seen disponibilité car la temps yi noonu li ce qui nous manque donc ñoo leen di jaajëfal di leen wax soyez à l'aise soyez bienvenue si émission bu mag bi càmbar bis bi. tey nag càmbar bis bi ñëw ak beneen mbir bu bees tàkk ñoo am ay invité am mbégte konante di leen dalal fii si sunu plateau càmbar bis bi ku ci mel ni Fadela comme ñu ngi nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu suñu jigéen bi di nuyu seen relation bi di leen gërëm ci invitation aussi. soxna Mati ñu ngi di la dalal ak jàmm. waaw maa ngi leen di fay di leen ziar di nuyu tamit sama kii di kontaan ci émission bi trop kontaan ci invité bi ñu invité. jaajëf jaa ngeen jëfte yéen ñooñee nga xamante sax yéen rek suñu ay invité tey nag comme ni ma leen ko waxee rek ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moo di politique ci banlieue bi politique boobee ñuy waxtaanee ci banlieue bi dañuy gis ni banlieue dafa pauvre trop wala daal dafa des gannaaw ci wàllum politique mu mel ni ay leader am dañ kaa fàtte politique bu banlieue bi est-ce que nekk na la nga xamante ni c'est prometteur c'est prometteuse quoi. waaw politique banlieue dafa nekk politique boo xamante ni comme niñ ko tàmm di gisee dafa nekk politique boo xamante ni di nga gis sax gox boo xamante ni amaana du am homme politique boo xamante ni dina am ndomba tànk boo xamante ni day extraordinaire donc dañuy jàpp ni banlieue dafa nekk loo xamante ni dañ ko xaw a fàtte du ma ne dañ ko xaw a fàtte parce que mënuñoo fàtte banlieue parce que boo xoolee Dakar population nga xool impact bi nga xamante ni moom la am impact électoral bi donc warul nekk gox yoo xamante ni dañ leen di fàtte mais le plus souvent dañuy gis ni banlieue day nekk ñoo xam dañ leen di fàtte kenn du leen privilégié donc politiquement dañ leen xaw a beddi dañ leen xaw a bàyyi amate. ndax beddi boobu ñu amale ci banlieue bi ci wàllum politique nekk na lu jaar yoon. waaw ñun loolu nekkul lu jaar yoon parce que du ko ñaawul parce que fin de banlieue boo xoolee tey jii forte population bi Sénégal boo xoolee si banlieue bi la nekk mais ils sont laissés en rade lu ko waral. li ko waral foofee sax nag dañuy jëm rek ñenn si suñu ay invité di Fadel Ngom ñu ne politique bu banlieue wala banlieue ci wàllum politique daan. waaw jërëjëf ñu ngi maanaam banlieue boo ñu baalee nga mën a yokk baat bi tuuti rek. banlieue bu ñu nee dañ leen fàtte ci wàllu politique parce que xëy na maanaam suñu njiit yi dañ ñu xaw a xeeb tuuti mën naa ne te boo xoolee maanaam góorlukat yi ci ëpp nga xamante ne ni secteur informel la daanaka ñun ñooy doxal li nga xam ne mooy économie réew mi te ñi ci ëpp ci ñooñu banlieue bi la ñu soxee ko su ma xoolee tey jii suñu yaay yi ak suñu grand frère yi nga xam ne bu ñu xëyee ñu ci ëpp ci banlieue bi la ñuy jógee donc ñun tamit xëy na war nañu mën a gën a jox gëdd ci géewu politique bi ba nga xam ne dinañ ci am ay ndombo tànk yoo xamante ne ni dinañ mën a gën a suqali banlieue bi ndax ñi fi dëkk ñun ñoo ko mën a suqali ndax ñun ñooy dund au quotidien ak coono yi nga xam ne moom la banlieue bi di jànkonteel. ci dund quotidien boobu ak li nga xamante ne moom la banlieue di jànkonteel tey bu ñu nee banlieue dañ kaa fàtte ci politique ci wàllum Sénégal lan moo tax ñu ko dee wax def lan moo tax ñu ko dee wax lan moo tax réellement bu ñu xoolee banlieue ñu xam ne lii dañ leen a fàtte. waaw lu koy mën a wane. waaw xam nga maanaam loolu li koy wane dafa bari ndax boo xoolee suñu tali yi rek
bokk na ci lii nga xam ne moom mooy firndeel ni dañu fàtte nga xool ci wàllu infrastructure yi nga xamante ne ni am na biir ville bi amul fii déjà bu tawee on a un problème pour ñu déplacer wu maanaam fii daal fi la lépp gën a méttee boo xoolee foofu yéen lépp gën a méttee soxna Mati bu njëkkatee ci wàllum banlieue ak politique tey jii Fallou nee na boo xoolee suñu ay tali rek suñu xar kanam réew mi nga xam ne ñoo fari ci banlieue est-ce que askan war nekk ci banlieue ba fay jur ñoom est-ce que pare nañ di saytu nañu leen war a yoree est-ce que ñu ngi koy saytu. gaw ma ne ñu ngi koy saytu parce que surtout affaire tali bi mu wax dafa am importance. suñu tali ñetti mbaar bi politique bi fi mu gën a deewee man gëm naa ne Djiddah Thiaroye Kaw lañ gën a fàtte. te pourtant moo fi gën a am doole. mais suñu fii dañu tàmm politique bu jox la xaalis après nga ànd ak ñoom ñu fàtte la. ñun dañu war a bañ loolu. dañu war a taxaw wane suñu bopp xam nan lañu toll ku ñu soxla yow yaay xool nan lay ñëwee. su ma la déggee bu baax maa ngi déglu su ma la déggee bu baax day mel ni kon politique bu si banlieue bi fàttewuñu banlieue waaye kon dañ leen di nax dañ leen di politiquer. dañuy politiquer. dañuy politiquer parce que bu ñu ñëwee tey fekk ay maire jox leen 2000 1000 francs 1000 francs ñoom xooluñu xaalis la ñuy xool xooluñu intérêt population bi ñoom seen intérêt personnel la ñuy xool te pourtant 2000 francs fajul dara 3000 fajul dara lii faj dara mooy ñu taw takku jéem a wane suñu bopp wane que ni ñun xaalis taxu ñoo jóg développement moo ñu tax a jóg ak ñuy nemmeeku tali ñetti mbaar bi ni mu mel depuis kañ la woon accident chaque jour accident dinañ ci ñëw xam naa Fadiga boo gisee xar kanamu banlieue rek da ngay xam ni ñii dañ leen a fàtte wala dañ leen di politiquer tey jii askan bi nga xamante ni dañu koy jox xaalis pour muy topp ci ab ginnaaw politique kat askan woowee boo amoon loo koy di wax tey lan nga koy wax. waaw ñi nga boo xoolee loolu yëpp li ko waral mooy si banlieue bi dafa am lu ñuy wax marasme économique. cela veut dire que toujours duñu ñëwaat rek si dans la pauvreté extrême qui gangrène notre société. xam nga tey jii nag nit boo amul loo xam ni dalay doy en plus tamit yoroo gëm-gëm amoo conviction. ndax d'abord sax politique moo amatul conviction parce que léegi Sénégal yi ñu def politique pour intérêt personnel ku nekk def politique pour am loo xam ne da nga koy mën yóbbu sa kër. donc nag kooku nag boo ko fekkee mu toog jotul dalay man je pense que mooy defaraat base politique base bi ñu defaraat mooy lan. mooy ku nekk su ñun boo bëggee def politique ñu yóbbul si école de formation politique conviction la mais actuellement politique nekkatul conviction loolu nag mooy nekk problème bi surtout dans un pays boo xam ne y a une pauvreté extrême mais surtout au niveau des banlieues. ndax tey jii ki nga xamante ni moo di leader politique bi jël xaalis di jox askan wi pour ñu topp ko ndax kooku amu ci part de responsabilité. waaw moom intérêt lay xool intérêt lay défendre parce que dafay ni ñii su ma leen joxee lii duñ may topp. N'oubliez pas que la politique c'est l'art de gérer les affaires de la cité. donc tey jii boo nee sa intérêt ngay xool tamit dafay doy waar. parce que sànq maa la koy wax maa ngi koy bind sama chronique bi naan aujourd'hui au Sénégal le synonyme de la politique c'est l'enrichissement. donc tey jii ba suñu di def politique pour mën a am luxe man am xaalis ak consort donc du coup nag ñoom lu leen ñor mooy damay jox diw xaalis pour mu ñëw voter moom en personne bi si am part de responsabilité bu extrême. mais nag c'est à nous. la nouvelle génération de changer la donne. Et comment changer la donne? Faut que nous ayons gëm-gëm, faut que nous ayons passe-passe, mais faut que nous ayons conviction pour faire de la politique autrement. Naka la ñuy mën a changer politique bi ñun jeunesse bi alors que jeune boo wax mu ne la je suis apolitique. waaw loolu dafa nekk loo xamante ni nag waa langue politique bi ñoo ko semé fi nga xam ni moo di Sénégal boo déggoo le juge Kéba Mbaye danaan la Sénégal depuis rupture Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor sénégalais yi dañoo gëmatul li nga xamante ni moo di politique. parce que liñ ci dund yaakaar nañu c'est ay actes la yoo xamante ni ça continue perpétuellement d'arriver au niveau de la scène politique. donc sénégalais dañ nekk ñoo xamante ni dañoo xaw a démissionné du ma ne ñëpp a démissionné mais dañoo xaw a démissionné si li nga xamante ni moo di politique mais nag en tant que citoyen yow da nga war a politique parce que lépp loo xamante ni dañ koy jël comme mesure wala bépp loi wala bépp dogal boo xam ne dañ koy jël sa réew yow dañ ci war a participer donc raison de plus nga war a yow impliqué wu mais jeunesse boobu noonu dafa war a nekk tamit jeunesse de référence mais jeunesse boo xamante ni nation bee ko tax a jóg mais pas seen intérêt personnel. naka la lay def tey jii est-ce que yoon la parce que neexu la wax waaye bu ñu seetlu dëgg banlieue saa yu gisee président de la république élection mooy jot loolu lan moo ko mën a faj. waaw loolu lu ko mën a faj mooy banlieue booloo
mooy banlieue booloo xam nga fépp foo xamante ni dafa am dafa am fissure mu am ay morcellement ñii nekk fii ñii looloo dal Afrique donc banlieue dafa war a def benn coalition ñu dajaloo nekk benn bloc boo xamante ni dañuy faire face nag à ce fléau pour ne lii nag jeex na pour au cas où beneen nitu politique buy ñëw ci banlieue di wax doléance am mais ñun aussi dañ koy wax suñu doléance mooy dañoo bëgg nga teg banlieue fi nga xamante ni foofu mooy place am parce que banlieue dañ ko fàtte. banlieue dañ kaa fàtte loolee la Mouhamed gën a ko wax mais ma dikk ak yow rek ci wàllu banlieue ba tey ak politicien ba fa nekk wala leader politique ba fa nekk ban image la war a refléter ci goxam ba ñooñu nga xamante ni sax ñoom ñoo ko fal ñu mën kaa defal mu mën leen a defal liñ ko falee au cas contraire askan wi it nan la war a taxawee ak leader boobu waaye doxawaayu leader bi d'abord. waaw leader bi dafa war a nekk koo xamante ni day assister li nga xamante ni moo di goxam assistance boobu noonu dafa war a nekk lu perpétuel c'est-à-dire du moment où ñu fal kooku noonu mission dafa war a nekk ñëw à venir en aide li nga xamante ni moo di population venir en aide li nga xamante ni moo di commune moo xam commune la wala commune d'arrondissement moom mission première am mooy jàppale ñi nga xamante ni ñoo di askan woowee fal ko te yaakaar ci moom li nga xamante ni moo di politique bu jaar yoon ngir mën a ñoŋal seen dund ak seen quotidien maintenant ki nga xamante ni nag moo di moom tamit askan wi dafa war a cohabiter c'est-à-dire askan wi dafa war a jàppale ki nga xamante ni moo di leader am mais surtout les plans nag jàppale ko accompagner ko si lépp loo xamante ni dafa war a defar gox bi askan wi aussi dañ ci war a dugal seen loxo ndax dañ mën nañoo fàttali rek même bu homme politique bi baaxee bu fekkee askan wi dugalu ci loxoom tamit day nekk loo xamante ni day naqaree defar donc mbooloo la war a nekk pour ñu mën a defar li nga xamante ni mbooloo lay nekk te mbooloo sax nag moom moo di doole Fadel leader politique bi ban xarkanam wala ban taxawaay la war a taxaw ci biir goxam surtout ku nekk ci banlieue bi bëgg fa wane politique am. waaw xam nga suñu leader politique yi tey maanaam dañu perte confiance su askan bi bu baax a baax. ba nga xam ne dañu dem ba tollu benn stade boo xamante ne nii boo waxee politique rek. daanaka nit ñi dañuy daw ndax dañ naan seen bopp lañ fi nekkal te effectivement chaque jour maanaam loolu la ñuy gën a firndeel. au fur et à mesure ñu gën a dem. donc loolu bokk na ci li tax tey ndaw yi maanaam jóg ngir bëgg a xeex loolu. donc ci wàllu wi ñu koy xeexee nag mooy ñu dankaloo comme ni ko suma frère bi waxee. di booloo encore. ci bépp fànn parce que l'union fait la force. te banlieue bi tey jii fàtte bi ñu leen fàtte. pour ñu fàttaliku leen il faut que ñu taxaw dëggal seen bopp. te dëggal seen bopp maanaam ay ndaw ñoo koy def parce que suñu mag ñi daanaka seen wàllu wëy na. ñun ñoo mën a jóg xeex ngir ñu joxaat ñu respect bu ñu xoolee tey jii suñu tali yi. ak melokaan bi mu mel nga xam ne pour nga déplacer wu c'est tout un problème. donc loolu yëpp ñun war nañ ko mën a xeex ngir suñu dundin mën a ñoom. ak loolu ndaw yi ñoo war a taxaw dëggaat seen bopp bu baax a baax ngir ñu mën a defar seen gox rawatina ci banlieue bi waaye souvent da ngay gis suñu maire yi sax budget yi siy dugg duñu xam lan moo ci war a jëm ci wàllum éducation lan moo ci war a jëm ci wàllum social ndaw yi faale wuñ ci yooyu dara à la fin mag ñi sax xëy na ñoo leen di gën a renseigné wu ci yooyu te buñ nee politique nag ndaw moom moo tax tey jii ndaw ji nan la war a taxawee ci biir goxam rawatina ndaw ba nga xamante ne moo nekk ci banlieue génn dem di jàngi di def yëpp ba xam yooyu moom mu lesewu noonu boppam mel ni ku ignoré yooyu yëpp daal ndaw moomu naka la war a taxawee ci biir goxam. waa xam nga maanaam loolu yëpp dafay dellu si waat ci désinformation bi ñuy am. parce que citoyen bu nekk. am nga droit maanaam budget bi nga xam ne moom la sa maire yor. te mu war ko dugalaat ci yow. yow am nga droit dem ne lii kat maa ngi laajte ngir ñu jox ma ay information lu ci nekk fan la war a dem. mais mooy ni nga ko waxee ndaw yi tey ji dafa dem ba dañu découragé ci politique. découragé ci gestion bi nga xamante ne nii moom la suñu collectivité yi di doxal. ci loolu nga baal ma waaye Mati est-ce que ndaw tey jii bu découragé si politique bu banlieue dina yànj. non lu yànj comme ni ko kii waxee rek pour man ñëpp war nañu mën a politique. parce que politique dafa bokk ci suñu dund. actuellement boo politique wul. bunt bi bari doo ko tijji. di nga gis koo xamante ne kii wul jaxalul dara mais bu politique wul dañ koy tànc mais kuy politique buntu boo fëgg la nekk tijji. kon muy ndaw muy mag ñëpp dañu war a jël seen loxo dugal ko ci politique bi pour ñu mën a avancer. ndax tolluñu fa nga xamante ni amatul sax li nga xamante ni moo di ndaw wala mag ak yooyu yu ni mel waaye politique dafa nekk la nga xamante ni ñëpp dañ cee war a jàpp ngir yàññal suñu gox. waaw loolu la. dañ ci war a jàpp muy mag muy ndaw
dañ ci war a jàpp comme ni ma koy waxee rek dañu jàpp ne chaque jour politiciens seen bopp lañ fi nekkal ñun loolu moo ñu rey di nga gis ñoo xamante ne da ngay dugg fa xamante ne ñoom xamuñu politique soo waxee ne politiciens seen bopp lañ nekkal te fekk loolu yow boo politique boo amul yenn kii doo dem lu ñuy def lay tegi mais boo duggee ci politique bi fépp foofu fëgg dañ lay tijjee daal ku dugg ci politique bi fépp foo fëgg dinañ la tijjil loolee nekk la nga xamante ni nag politique nekkul la ñu réserver mag ñi wala rek ay génn ci ndaw yi waaye mag ndaw góor jigéen kenn ku nekk war ngaa mën a politique di fàttali mbokki internet yi ñuy topp rek si suñu chaîne si suñu page Facebook thiaroyinfo.net mën ngeen ñoo am tamit rek suñu page Instagram thiaroye-8info wala sax suñu chaîne YouTube Thiaroye Info TV mën ngeen ñoo amit si internet bi pour loolu da ngay def rek www.thiaroyeinfo.net ngir rek jot ay xibaar yu wóor te leer di leen fàttali ni nag yéen a ngi rek suivre li nga xamante ni moo di càmbaru bis bi tey ñu amoon mbégte ak kontaante dalal fi ki nga xamante ni moo di Fadel Ngom nag nekk rek coordonnateur bu mouvement les acteurs d'un Sénégal nouveau waaye it dalal nañ ki nga xamante ni moom moo di rek Mati Diop nekk vice coordonnatrice mouvement MDR nay leer ànd seeg nag sunu ñaari chroniqueurs yi nga xamante ni semaine bi yëpp ñu ñuy topp ba tey ji ci àdduna di leen fàttali ne it càmbaru bis bi di ngeen ko am du lundi au vendredi à partir de 17h. xam ne Fatick dugg ñu wàllu yëpp waaye tey jii naka nga gisee banlieue si boppam lu si mel ni yow si banlieue nga dëkk yaa ngi dëkkee ba côté parcelle tey parcelle boo gisoon seen politique de façon particulière ku nekk ma dugg sa gox de façon particulière parcelle tey boo gisoon seen politique li nga fa gis dal na xel. non wax naa tantôt nee naa la banlieue bi dafa am marasme économique partout muy Thiaroye muy Pikine muy Parcelles fépp yam ñëpp lu ñuy jooy mooy les autorités du leen bàyyi en rade gars yi du leen di exploité mais ñoom noonu nangu mu leen di exploité tantôt damay dégg gars yi di wax man je me dis que retard au Sénégal maire yi en personne duñ si joué parce que dañuy gis maire boo xam ni xamul luy politique comment dirais-je décentralisé les compétences décentralisées maîtrise wu ko nga koy jox budget xamul budget bi santé la war a dem wala éducation am na fi des maires yoo xam ni je m'excuse du terme amuñu niveau pour gérer ça existe ils savent même pas écrire leur nom donc koo xam ni may jégalu degré sowul nga que kay jiitee donc lajja day am suñu maire yi seen bopp gëmutuñu seen bopp day gis maire boo xam ne day génn ni man du ma ànd ak yow nii mais du jour au lendemain nga gis ko mu relier beneen camp lan moo ko waral intérêt personnel il est temps que nos maires xam ne ñoom sont là pour seen commune parce que le développement ça se construit pas à l'extérieur mais ça se construit à l'intérieur donc un maire il doit être à l'intérieur de son commune mener des activités tu vois donc tant que nag nooy amee maire yoo xam ne dañuy toog des semaines bien des 5 ans sans même sax ñëw bureau y a problème des maires yoo xam ne sax dëkkuñu ci même collectivité bi ñuy jiite loolu laa lay expliquer maire yi léegi dañuy jël def signature bi bëri tekk fa def yoon donc kooku ñu plus au courant luy xew si commune bi donc tant que loolu moom jógu fi répétitif lay nekk rek loolu nekk tam jógu fi rek ay tolof liñ ci jógee ak sunu ay commune dañuy jaajëfal bu baax a baax sunu internet yi ñu topp ku si mel ni Dambas Diop di ko béggee bu baax a baax moom mi ngi nga xamante ne rek banlieue daal dañ kaa rek fàtte bu dee aw ba moom ma ngay jaajëfal rek système bi nga xamante ni moo di Mati ñu invité ko tey waaye it di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moo di Cheikh Tidiane Mbaye moom daal ma ngay nuyu rek équipe bu Thiaroye Info TV yëpp di jaajëfal it bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy Amina Paye Fall di ko jaajëfal baax a baax Mouhamed Goloko tey yow ci man ya nga yeewoo fa nga yeewoo wax ba politique ba est-ce que yànj na waaw ñun moom dañoo dëkk foo xamante ni bon mën naa ne frontière la quoi entre Djiddah Thiaroye Kaw ak fi nga xamante ni moo di Thiaroye Gare mais pour woon na ni banlieue dañ ko fàtte ñun mënuñu la wax ba xam am nañ député ba xam am nañ représentant au niveau de l'Assemblée nationale. C'est grave. Ce qui veut dire que mais est-ce que du photo askan wi mais askan wi ñooy fautif bien sûr mais aussi day montrer loolu da lay montrer li nga xamante ni mooy fàtte gi ñu fàtte bu demee ba commune boo xamante ni par exemple day am plus de 60 quartiers ñu am député bu nga xamante ni moo koy jooyee li nga xamante ni moo di ay jafe-jafeem day nekk nag loo xamante ni dafa grave muy
Djiddah Thiaroye Kaw da ngay am difficulté mais doo xam foo koy joxee c'est-à-dire député du peuple bi nga xamante ni moom nga waroon a tuur say rongoñ mais doo ko sax of gis boo xoolee de l'autre côté parce que nee naa la ci frontière la dëkk donc da nga may ma wax ñaari commune boo demee Thiaroye Gare da ngay gis ni dañoo am problème ak passerelle ak bi nga xamante ni daf ñu impacté ñu say de passage ñëpp ñoo xamante ni jàppoon nañ ci combat bi pour ñu mën a améliorer situation yooyu mais da ngay gis ni après population bi mooy jug di defal boppam nga xam ne moo di combat boobu donc da ngay gis les autorités qui sont dans la banlieue dañuy nekk ñoo xamante ni titre la ñuy am mais ils ne participent pas au développement de leur localité c'est-à-dire ñoom dañ fiy nekk sur les papiers mais en présentiel ñoom réellement dañuy absenté donc loolu mooy difficulté bi. bu dee Fadel yow boo buñ doon xool sa bopp politique ba yanji na yanjul des na bëri na macha allah wala. waaw maanaam ñun suñu politique. ci banlieue bi le plus souvent dayan ñu ko wax. parce que boo xoolee autorités yi ni ñu war a présenté woo. ci suñu biir. au quotidien nga xam ne dañu war di dund suñuy problème duñ ko dundee noonu. d'ailleurs bu ñu demee ba am ay ndombo tànk sax dañ leen di gis ñu déménager dem feneen. gox bi bu ñu fa ñëwee ba ñëw fa dañ fa am ay soxla politique. soit mu nekk ay jongante. ñu ñëw teew ngir bëgg dagaan baatu askan bi. ndax loolu du fóotu askan wi. waaw askan bi commencé na ci yeewu parce que man dama dugg benn oto benn un jour gars yi di ñu sonal comme on dit ma ne maire yi yéen ñoo tooñ seen bopp. waaw parce que maanaam yéen la ñuy jox ay 2000 ay 3000 ay tissus ngeen di daw ci au même moment boobu noonu seen borom kër yi ñu ngi daw ngir lu ngeen nekk. mais ñu xool man donc cela veut dire que commencé nañoo yeewu ci phénomène boobu. man mun naa waat ne man sama gox bi ma dëkk nga xam ne mooy benn baraab maire yi tàmbali nañoo yeewu bu baax ci loolu. maire yi wala maire yi. non maire yi. maanaam suñu yaay booy yi nga xam ne ñoom lañ doon manipuler donc commencé nañu yeewu ci côté boobu. ñun jeunes yi moom waxaale wu ma ko. parce que déjà man damay seetlu lu bari am na yenn événement politique yoo xamante ne ni jeunes yi dootoo leen ci gis. pourquoi parce que dañu tàmbalee xam ne ñii carrément dañuy tardel. léegi nag phénomène boobu au fur et à mesure ñuy dem muy gën a changer parce que mentalité yi dafay gën a changer de temps à temps. xam naa am naa lu ma la fay laaj léegi mais damay bàyyi rek soxna si moom Mati moom it mu wax si situation gox ak ndax politique ba yanji na fa ak yanji fa ndax daal nu mu mel foofu politique bi. ah fii de politique bi Djiddah Thiaroye Kaw fii moom politique bi ku ne xam na nu mu mel. comme ni ma doon wax rek. kon macha allah mi ngi dox bu baax. non. non doxul. ñi fi yor développement di dimbali nit ñi duñu maire duñu dara. ñoo fi ëpp foofu. d' accord. waa léegi yéen. waaw vas-y. yéen en tant que yaay donc léegi de actrice nga da nga bokk si mouvement ba si réew mi yéen en tant que habitant de Thiaroye loo leen teg yéen loo leen teg pour sensibiliser les jeunes est ce que yéen vous êtes carrément sur le terrain parce que nag bala ngay wax naam non bala ngay wax naam da nga fay nekk mais nous on a un problème da ngay woote càngaay te doo sangu mais est ce que yéen càngaay bi ngeen woote yéen koy def question bi c'est pour vous deux. pour vous deux Atia Mati. ñu koy def xam lan moo tax ñu koy def Abdou Salam ku ko xam ci développement lay yëngu. Abdou Salam ku ko xam ne ci développement lay yëngu. mais su ma comprendre question bi hormis Abdou Salam seen leader bi ngeen di àndal yow en tant que actrice de développement est ce que yaa ngi wàcc si terrain di conscientiser seen bi di wax ak askan wi di leen xamal lii seen yoon lan mooy droit ban droit lañu war a xam lan mooy seen devoir et cetera est ce que yaa ngi koy def en tant que benn actrice de développement. bu baax. man tubaab gi laa juddoo yaroo fi màggee fa. après ma ñëw fii mais fii ba ma fi ñëwee politique bi dafay dee. daa dee ci ne Thiaroye mën naa ne man yenn femmes yu bari maa leen ci dugal. da nga doon gis carte d'identité sax amuñu ko. mën naa ne yenn femmes yu bari man maa leen ci dugal. yenn femmes yu bari ñu ngi ànd di jóg di daanu ba tey di liggéey am suñu yëfi bopp. kon maa ngi ci yëngu. Abdou Salam mi may àndal tamit même chose. moom man dama tegee politique bi ne mais moom ci développement la yàgg nekk. parce que yow may la kii mu def moom ci loolu askan wi si jëmmu boppam est-ce que ñu ngi def li leen war réellement ci seeni ay wax ngir sensibiliser ñi nga xamante ni mu ñoo di ndaw ñu wala askan wa fa yeewoo. waaw man de mouvement bi ma jiite man kenn ku ci nekk ci ñun. acteur la. bien vrai que ñun ñëpp ay acteurs lañu. mais ku nekk war nga am benn rôle boo joué. di bañ a tàyyi di wax. man damay dugg oto sax di sensibiliser nit ñi. bien vrai que mënoo convaincre ñëpp. non mais am na ci ñoo xam ne bu ñu déggee li ngay wax dañu xam ne carrément man su ma doxalee nii sama morom doxalee nii sama morom doxalee nii bu yàggee mbir yi dina changer donc loolu mooy acteur. loolu moom mooy un citoyen boo xamante ne nii da nga dëkk ci benn gox
nga am fa ay responsabilité lu mu dee war nga mën a am doo fa jouer donc ñun ñëpp Sénégalais yëpp ku ci nekk su amoon conscience boobu noonu xam ne carrément acteur de développement nga ku ci nekk ci ñun ñu jàpp loolu bu yàggee dina changer. mais est-ce que tey yéen def leen politique comme tous les jeunes politique sénégalais je fais de la politique juste pour m'en sortir je fais de la politique pour avoir juste géew bi may xeexal mën ma jël mu wutal place on le voit du jour en jour gisuñu booy bëri bi mën a des combats juste personnel ce que vous faites c'est pas trop individuel c'est pas individuel ou personnel. man personnellement ak sama mouvement bokkuñu ci loolu parce que def naa émission lu yàggul dara journaliste bi posé ma question ne ma yow comme question bi nga posé est-ce que vous ne faites pas de la politique ci suuf pour ku ne moo wala et cetera man tey personnellement fii laa wax fenn le président Sall bu toogoon tey jii woo ma dama soxla dama du ma ñëw parce que am na ci wet ñu ma ëpp mën naa ko wax ñu ma dàq xalaat te li nekk ci wetam yëpp man ma dem yokku fa wàññiwul dara yokkul dara mënu ma ko apporter dara donc am na ci xelam ñu ko am na ci wetam ñu ko bari ñu développé suñu mais loolu nekk il faut ma xam ne ko nit ne su ma jiite boo weex mën naa dem parce que am na ko c'est ça parfait waaye tey jii est-ce que du nekk parce que boo xam ne bu nekkee chef de position nga jiite boobee nga ne bu dee réew ma la yor waaw xam nga am na loo xamante ni des fois gars yi dañuy jaawale am na ñoo xamante ni peut-être dañuy ragal ne bu ma demee peut-être askan bi dañ naan dama dem rejoindre le camp présidentiel wala bu ma demee rejoindre li nga xamante ni moo di chef de l'état bi day nekk loo xamante ni dama changer camp mais man dama jàpp ni politique pour ñu def ko pouvoir comme opposition société civile ñun ñëpp a war a booloo def benn bloc parce que réew mi suñu réew la nekkul réewu Macky Sall nekkul réewu Massamba nekkul réewu Mademba donc ku nekk da nga cee war a dugal sa loxo te aussi ku nekk buñ la woowee pour nga xamante ni dañoo war a liggéey réew mi da nga war a ñëw apporter sa pierre à l'édifice comme Angleterre da ngay gis ni koo xamante ni moo war a moo fa war a wuutu ki nga xamante ni moo di actuel premier ministre bi mais il est au courant de tout c'est-à-dire kee bu demee moom moo ko war a remplacer te ci lan la koy remplacer ci li nga xamante ni mooy jëmale Angleterre kanam donc bépp jeune wala bépp citoyen boo xamante ni chef de l'État woo na la ci li nga xamante ni liggéey la pour askan wi war nga mën a dem wuy ji woote boobu noonu ànd ak moom ngir defar li nga xamante ni moo di def maanaam ci li nga wax noonu maanaam bépp réew citoyen bu nekk dafa am droit am devoir bi moom lépp luy jëmale réewam kanam daf ci war a bokk mais tey jii man damaa seetlu ne suñu réew mi maanaam acteurs yi nga xam ne dañu nekk ci biir pouvoir bi nga xam ne maanaam dañuy wax dëgg wala ñuy bokk ci li nga xamante ne nii maanaam bu pouvoir bi jaay fii ñoom ñu jaar fële dañ leen di mujj écarté donc mu mel ni dañu nekk ci benn pouvoir boo xam ne ñi nekk ci kaw lu ñu wax rek yow ci loolu ngay d'accord bu normalé ak bu normalul donc ma jàpp ne maanaam citoyen bu nekk nga xam ne am nga devoir lépp luy jëmale sa réew kanam nga bokk ci bu fekkee ne da nga gis régime buy doxee noonu am nga droit taxaw ne man carrément bëgguma bokk ci lii di leen fàttali ni rek yéen a ngi déglu li nga xamante yéen a ngi topp li nga xamante ni rek moom moo di càmbaru bis bi nag ni ma leen ko waxee saa su nekk di ngeen ko am du lundi au vendredi saa su tàkkusaan jotee pour rek fanweeri simili wala fanweeri simili yu tekk tuuti tey nag ñu amoon mbégte ak kontaante doon dalal ki nga xamante ni moo di Fadel Ngom nekk coordonnateur bu mouvement les acteurs d'un Sénégal nouveau waaye it dalal ki nga xamante ni moom moo di Mati Diop nekk vice coordinatrice bu mouvement MDR Nay Leer moom moomee nag sax di Mati fa la ñuy jëm moom Mati dégg nga ñi ñëpp wax tey jii askan bi ngeen doon en tant que ñenn ñi nga xamante ni xëy na faree ngeen ci ay parti politique wala faree ngeen ci ay mouvement nekk ngeen actrice développement acteur de développement tey ban taxawaay ngeen am yéen en tant que jeune ngir yàññalaat seen politique bu gox. ban taxawaay lañ ci am. taxawaay. question bu ma leen di boole la yéen ñaar. taxawaay bi ñu ci am mooy taxawu suñu askan. parce que li ñuy def nii tey pour taxaw suñu askan la. ñun xaaruñu meer. li ngeen di def nii tey mooy lan ngeen di def tey. non pour ku nekk gis nga li ñuy def ñu ngi liggéey ci développement. ñu ngi dimbale surtout femmes yi. femmes yi dañoo sonn. ñu ngi dimbale bi est-ce que ñëw la jox 10 000 pour mu dépense wala. non dañ lay jox ba pare topp la. ñun dañ lay jox ba pare topp la. bu ñu la joxee tey 1000 francs ñu ngi lay topp kon 1000 francs yooyu loo ciy def. te bu ñu toogee ba jëmmi jamono bu ñu demee day fekk yow liggéey nga xam nga déjà ñu ngi dimbale nit ñi. beneen côté bi nekkuñu rek
di dem pour dañu bëgg a nekk maire wala dañu nekk Abdou Salam dafa nekk coordonnateur réew mi bu Idrissa Seck rek moo tax ñuy liggéey déedéet. ñun dañuy liggéey pour Djiddah Thiaroye Kaw. da ngeen ñëw daal pour suukar mburu ak soow bi. non d'accord pour suukar ko ci la bokk mais tamit pour liggéeyal Djiddah Thiaroye Kaw. mais est-ce que yéen teg des actes yoo xam ne c'est concret tey jii ku xool da nga xam ne ñii ñooy liggéey pour Thiaroye Kaw mais pas pour préparer les élections municipales. oui ñoo ngi liggéey bu baax. yan action concrète ngeen teg sur le terrain mënuñu ci am ñaar. non bari na. bari na yu si mel ni. comme démb rek moo ci mujj. affaire Covid bi. waaw. Covid bu njëkk bi Abdou Salam li mu fi def ku nekk gis na ko ku nekk tamit si bët. ñun waxuñu pour wax nii rek mais ñun dañuy def ngay gis. d'accord. démb aussi def na geste. tey jii bu ñu amoon ñett ñu mel ne Abdou Salam ak maire. kon avancé nañ bi yàgg. d'accord mais est-ce que seen séddale bi may mu tuuti rek. ak seen séddale bi jëmul juste si yéen ñoo xam ne noo bokk seen mouvement bi. non non premier financement bi ñu njëkk a def nekkuñu sax ci mouvement bi. ñooñu bokkuñu sax ci mouvement bi ay femmes la rek. ñëw gis ko soxlaam mu dem jàppale leen financé leen ba actuellement ñoom ñu ngi ci ay millions. ah jaajëf ba tey ñu jëw ak ki nga xamante ni moo di Fadel Ngom tey jii lan ngeen pare pour naka ngeen pare pour yàññal seen gox. waaw ñun moom maanaam benn mouvement la boo xamante ne nii jeunesse bi ci nekk. xëy na du ma tàyyi ci di ko wax mooy wutuwuñu xaalisu kenn. suñuy propre moyen ci la ñuy def lépp lu ñu bëgg a def. bien vrai que bi ñu juddoo yàggul. mais ñu ngi def notre maximum. pour que ku ci nekk ci ñun. ndax nekkuñu Dakar rek presque léegi ñu wër Sénégal. d'accord donc ñu ngi jéem a daal dem ci suñuy propre moyen ci yenn actes yi nga xamante ne ñu ngi koy préparé. su ma la déggee ñenn ñuy waajal lañ seen parti politique wala seen mouvement politique. ñun defuñu politique bi nga xam ne moo fi nekk tey mooy ku ci nekk da ngay génnee sa xaalis di daw ngir am ay militants wala et cetera. ñun maanaam li ñu tax a jóg dëgg. mooy ñu changer politique. Sénégal dagguma la nañu ñëw si urgence yi tey jii xam nañu fii nga wax benn bare jàpp Thiaroye bu nawet jotee du ñu am problème depuis 1981 mu jour moo fi am yéen en tant que seen mouvement bi dafa am lu ñuy wax. comment dire ay questions yoo xam ne c'est dans l'immédiat faut le régler. yéen est-ce que jéem ngeen si jouer ay actes pour inondation est-ce que def ngeen ay démarches au sein des autorités pour nga xool inondation bi bu ñu koy régler une fois de tout dans ces zones là. à l'instant même actuellement nii may wax yéen. maa ngi def ay recouvrement de contact pour yenn jafe-jafe yu immédiat yi nga xamante ne ni ñun. mën nañu seeti ñi ko war a régler. actuellement ñu ngi ci loolu. waaw grand nawet bi léegi bu mu jeexee ça fait combien de mois nawet bi bu mu jeexee léegi ça fait combien de mois donc yéen vous venez juste déclencher cela donc y a un retard donc da nga see nekk wala neewoo si man loolu laa mën a gëm quoi si tu es dans quelque chose da nga koy préparer nawet bi bu tawee ñi ñamul suñu tëdd donc nawet bi léegi ça fait combien de mois. waaw mooy di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ni moo di internet yi di topp Cheikh Tidiane moom mooy bu joxe rek xalaatam moom yaakaar na ni daal lii rek nga xamante ni moo di politique wu ndaw ñi daal nekk na la nga xamante ni rek dañu kaa war a fexe daal gën a jëmmal ngir rek nag mu mën a rek yaañal li nga xamante ni moo di gox yeeg goxaan yi bu dee nag kii nga xamante ni moom moo di Awa Ba mi nga xam ne ni daal politique wu banlieue bi doxul dara benn yoon ñi di acteur développement yi ñoo fi gën a wane seen bopp que ñi nga xamante ni dañu rek yi fi nekk kooku du ni bokk nga xamante ni moo di mati la waaye sànq am nga loo doon bëgg a justifier rek ñu dem ba xam. waaw maanaam mooy li ma doon wax sa waay sànq maanaam toujours mbir moo gis. pour ñu lijjanti ko il faut que mu am ay démarches. te démarches yooyu ñun ñu ngi ci. avec nos propres moyens. donc ànduñu ak ku ñuy financer wala ku ñuy jox xaalis et cetera mais ci suñuy propre moyen ci la ñuy doxee donc propre moyen yooyu nag Suzanne génnee fukki dërëm Paul génnee juróom ñu bëgg ko dajale xëy na lu yàgg lay doon mais mooy li ñu gënal ñun. donc ci démarche yi ñu am. dinañu dem ci ministère yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu woowu. bu jar bind lettre dinañu bind ay lettre ni suñu tali yu bon yi nga xamante ne nii ci la ñuy jaar quotidiennement chaque jour nga xam ne boo yemee daal tali yu bonul de tali yu gis yu bonul. tali yu bonul de Promoville aussi loolu c'est à saluer dafa nekk politique boo xamante ni dafa ñëw. dëgg urbaniser yi nga xam ne moo di
dëkk rek man dëkk moo fi mais su muy ñëw damay kontaan parce que damay gis nit ñi bu ñuy tuur ndox am na nay égout bu ne ñëw sotti ndox bi def ça c'est à saluer. mais banlieue bi aussi du yoon yëpp ñoo am ay tali karo. waaw mais est-ce que du par étape quand même est-ce que du par étape Non, parce que je suis yow d'accord. xam nga yow wax nga ni léegi-léegi yéen seen politique nekkul da ngeen di jug rek ngeen accomplir mais est-ce que aussi état nekkul di def étape par étape c'est-à-dire mu am première partie deuxième troisième je suis d'accord je suis d'accord mais man pour man damaa jàpp ne man maanaam tali karo yi nga xam ne ci biir mbedd yeeg mbeddaat yi ci lay dugg bu ñu defaloon tali yi nga xamante ni ñooy route principale yi nit ñi di jaar quotidiennement man pour man loolu mooy priorité. mais loolu tey loolu loolu dama bala nga faa jàll est-ce que liggéeyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci local yeeg ñu ni mel maanaam leader yi nekk ci banlieue bi parce que leader yi nekk ci banlieue souvent maire commune bi la ñuy doon wala peut-être parfois député bi mais loolu est-ce que weesuwul seen liggéey. waaw maanaam ñoom dañuy wax ne ñoom amuñu dooley defar tali yooyu mais seen kàddu ak seen i jëf mën na am dooley defar tali yooyu parce que tey jii da ngay imaginer entre Yëmbal ak Kër Massar tali boobu bi ñu ko dajjee ne dañ koy defar ak léegi kenn xamul ban at la ba léegi ñu ngi ci situation boobu parfois benn oto bu paanee ci digg tali bi embouteillage bi tekk lay def ñu nekk ci jamonoy corona nga xam ne nit ñi avant 21 heures dañu war a egg seen kër dem ñibbi tey may gis ay oto yoo xam ne dañuy taxaw ci digg tali bi paan nit ñi duñ mën a dem duñ mën a dikk en tant que njiitu ki nga xamante ni moom moo di mouvement les acteurs d'un Sénégal nouveau bi maanaam ñu war a yàññalaat Sénégal tabaxaat Sénégal est-ce que jug ngeen dox wax ak askan wi parce que fi ngay wax xam naa fa léeg-léeg ngay dem gis maire bu jet teg place am wala yaay booy wala papa wala benn marchand ambulant teg ay njaayam ci tali bi ba nga xamante ni même passant piéton bi romb sax du am fu mu jaar léegi kooku tamit est-ce que bu ngeen bëggee tabaxaat Sénégal bu ngeen tabaxaat sénégalais bi tamit. waaw xam nga maanaam loolu sa mouvement lan la ci def. parce que yaa ne tabaxaat Sénégal. loolu rôle gouvernement la parce que man sénégalais lambda mënuma yëkkati sama moroomu sénégalais ci tali bi ne ko jógal. waxuma yëkkati mais ndax xelal sensibilisation. autorité bi lu yàggul dara def naa ko. parce que rond-point Liberté 6 defe naa yéen ñëpp xam ngeen ko. nit ñi yëkkati nañ leen fa woon mais dellu siwaat nañu fa. maanaam loolu responsabilité maire yi nga xam ne ñoom ñoo yor collectivité yooyu noonu la. mais loolu am naa lu ma ci bëgg a wax bu fekkee da ngeen nekk par exemple acteurs yi nga xamante ni da ngeen bëgg un Sénégal nouveau yéen fi ngeen war a njëkkee mooy defar li nga xamante ni moo di le Sénégalais. c'est-à-dire avant de refaire le Sénégal il faut refaire d'abord le Sénégalais. balaa ngaa tabax Sénégal da ngay tabax Sénégalais. donc yéen c'est à nous les citoyens de refaire la société. donc yow mën nga yow influence bi nga war a am pour recadrer ki nga xamante ni moo di sa moroomu jeune wala sa papa wala sa yaay peut-être état moom amul temps wàcc ci terrain bi. mais yow en tant que jeune non mais yow en tant que jeune looloo war a nekk sa mission. yow sa mission moo war a nekk sensibiliser. non état moom day régler ay questions yoo xam ne c'est des questions d'ordre national. waaw mais voilà collectif. xam nga tax mairie bi ñu déglu mairie bi dafa am lu tax. mairie bi tey jii ay recettes am ñooñu lay jógee mooy juuti bu ñu leen di daggal bi. donc même ni tey jii bu ñuy occupé trottoir bi foo xam ne nit moo fa war a jaar piéton moo fa war a jaar bu ñu occupé ko loolu mairie bi day jàpp ne moom avantage parce que ñoom amuñu revenu day jàpp 200 yooyu day ñëw duggaat seen caisse. mais nag c'est à nous c'est à vous yoo xam ne yéen a yor des mouvements de sensibilisation de sensibiliser ces gens là nga leen fii bagage war fu tegu ndax nit moo fay jaar. télé bi fële parce que da ngay gis ñun ñëpp télé bi ñuy jaar. fee nit war sa boobaa oto bu paanee mën a taxaw mais ñooñu tey jii bu ñu toogee foofu état seetaan état laa koy jox. état seetaan ba ñu gën a bari. ba nekk benn nombre catastrophe boo xamante ni bés bu leen yëgatee y a problème. parce que ay pères de famille lañu. bu ñu fàtte ne Sénégal dañu nekk benn réew moo xam ne dañu néew doole. maanaam suñu papa ak suñu yaay yooyu tey jii maanaam ku ci nekk da ngay xëy ngir bëgg am loo yóbbu sa kër. nga yëkkati nit ki mu taxaw jooy mais normalement tey jii war nañu am fu ñu leen di recaser. nga xam ne boo soxlaa jaaykatu dàll bi fii ngay dem nga soxla jaaykatu dubay bi fii ngay dem mais da ngay gis tey jii même marché boo xamante ne ni tey jii dañ fay jaay ay lu ñu war a dundee sax nga gis jaaykatu dàll yi côté bële jaaykatu yére yi côté bële te koo yëkkati mu coow mais loolu pour ñu éviter ko état bu gisatee mbir yu mel noonu na ci teel a taxaw jóg mooy collectivité territoriale yi. loolee problème
Fadiga ñu jégalu loolee problème la waaye comme rek ni ñu koy waxee am na yi nga xamante ni dafay dépendre si ñun am yi di dépendre it si nga xamante ni ñoom lañ fi tekk ci loolu yow Maty tey jii boo amoon lenn looy xelal askan wi ñi nga xamante ni yéenay nekkandoo léeg-léeg sopp seen moroomu jigéen ñi Sénégal ab nouveau ñu war kaa yànjalaat tabaxaat ku nekk nag war a tàmbalee sa gox léeg-léeg ngay jaar caaro yi fii dooruma leen daal waaye parfois da ngay tëb ay ndox ak yu kenn xamul loolu tey jii boo amoon non tooñ ma leen caaro yi laa dëkk caaro yi laa dëkk. d'accord léegi tey jii yéen bu ngeen amoon lu ngeen di doxaat ak seen mouvement nay leer boobu nay leer moom ngeen wax bu ngeen bëgg mu leer faaw mu set donc tey jii yan acte ngeen ci defagum yéen ndax jug ngeen di waxtaan ak askan wi ak yu ni mel. ñu waxtaan ak askan wi. soo xoolee sax fii fépp fu ñu def tali karo rek. am na groupement boo xamante ne groupement féminin boo xamante ne dañuy bale. ñii dañuy def par mardi ñii di def par jeudi ñii di def. jour bu nekk ak mouvement bu koy wax. xam nga loolu tamit ci loolu ci sensibiliser la bokk. am nañ ay rigole. fii doo dox ba gis kenn ku tuur ndox ci mbedd bi. parce que suñu côté bi bokk. d'accord ci rigole yi lañ koy tuur. loolu tamit dox nañ ci. d'accord léegi tey jii nag xam naa ne ñu ngi may signaler li ñu amoon ci ay waxtu daal ma ngay rek bëgg a jeex wala sax jeex na ba ñu xaabaabal waaye comme li may amee habitude di ko wax saa su ne lu duuf ci nag bi xajul si cin li waaye dinañ fexe rek ba li neex ci nag bi dugg si cin bi di leen fàttali yéen internet yi ñu doon topp yéen a ngi rek suivre li nga xamante ni moo di càmbaru bis bi tey nag ñu doon rek càmbar li nga xamante ni moom moo di politique bu banlieue àndoon sekk ki nga xamante ni moo di Mouhamed Goloko ak Mouhamed Fadiga sama ñaari chroniqueur yooyu waaye it am dalaloon ay invité ku ci mel ni Fadela Ngom nekk coordonnateur ba nga xamante ni moo di mouvement les acteurs de Sénégal nouveau waaye it dalalal nañ suñu plateau ki nga xamante ni moom moo di rek Maty Diop nag nekk vice coordonnatrice bu nga xamante ni moo di mouvement MDR Nayleer féete fii si Jidda Caaroy kaw di fàttali Fadel moom ma nga jógee ba benn braak Malika tey looloo nekkoon nag waxtaan bi xam naa ni comme ni ñu koy waxee rek li ñu si nag bi xajul si cin li mais fexe nañ ba li neex ci nag bi ñu def ko si cin li Mouhamed Goloko boo amoon kàddu gu mujj booy joxe. waaw di la jaajëfal di rafetlu aussi plateau bi am na solo trop di nuyu suñu frère di leen jaajëfal ci teewaay bi ak Maty ci teewaay bi di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo ñu doon suivre en direct sur thiaroyeinfo.net di nuyu Fadiga moom ñoo tàmm nekkandoo si càmbaru bis bi mais tey càmbar bi dafa yaatu donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje lundi incha allah si beneen émission càmbaru bis bi. di Fadiga kàddu gu mujj gi. waaw amoon mbégte contentement di dalal suñu sœur Maty Diop ak mon frère Fadel. di leen wax du courage donc c'est à nous la jeunesse de changer la donne. ndax waxoon naa ko tantôt mooy le développement ne se construit pas à l'extérieur mais ça se construit à l'intérieur. donc aussi beneen rek mooy dafa am des éléments de base tey jii j'aurais bien aimé yéen ngeen wax na si wàllum électrification yi mooy lampe mbedd yi parce que loolu nécessité la poste de santé yi. bëggoon naa aussi yéen ngeen wax ma si mais peut-être temps bi moo ko mayul mais aussi di waxtaan di tàggoo suñu internautes yi di leen jox di jël rek demain à partir de 17h chez nous présenté par mon frère. nga may ma fàtte naa invité mbokk internautes yi pour ñu suivre ñu suba ci seen émission chez nous boo xamante ni Thiaroye Info TV moo leen ko jagleel ngeen mën ko suivre en direct aussi à partir de 17h ñu ngi leen di jox dig daje suba 17h incha allah. aussi di remercier sama frère Ismaïla Dia. merci beaucoup frère depuis Sicap Mbao. Ismaïla Dia ñu ngi lay jaajëfal depuis Sicap Mbao Fadiga Balma Fadel Ngom. waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax ci invitation bi. vraiment plateau bi am na solo. parce que lii bu ko chaîne yëpp doon def. xëy na du ñàkk développement bu mu mën a pousser. ci jeunesse bi ak ci gox yi. di leen gërëm di gërëm aussi suma waa mouvement. waaw wax dëgg yàlla ay jeunes yu dynamique la ñu am gëm-gëm. macha allah te di leen wax ne rek ñu jàpp. yàlla baax na incha allah. di nu mu tuddati Maty kàddu gu mujj gi. kàddu gu mujj gi mooy li ma bëggoon a wax sax mooy leen pour wax ko ci suñu tali bi. parce que nañu gees suñu tali bi. su fekkee defaruñ ko tamit nañu ubbil yoon yi oto yi du mën a jàll. parce que damay yor malade dangay wiiri. tey dangay tali bi mu ngi nii nga war a dem nii mais foog nga wiiri. te loolu tamit arrangé wuñu. nañu defaral suñu tali bi man kàddu boobu rek lay wax. leen remercier bu baax a baax tamit di nuyu ku ci mel ni Ñaa Diallo président Abdou Salam Mbaye maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu notre vice coordinateur Daouda Souare bu réew mi
di nuyu waa réew mi yëpp nag. jaajëf di nuyu waa réew mi yëpp di leen xamal ni mburu beeg soow mi moom poñse bi neex na lool jamono ji ñu toll ok di leen comme ni leen ko waxee rek saa su ne di nag nekk seen dernier numéro de la semaine bu càmbaru bis bi ni ki tey àjjuma juróomi fan ci weeru février atuma 2020 di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni bu dul woon moom xëy na du ngeen ñu suivre di sunu caméraman de la république bi Abdoulaye Camara waaye di jaajëfal bu baax a baax sunu assistante bi nga xamante ni rek moom moo di Rokhaya Diop waaye di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni rek moo doon gérer internet yi doon leen tontu di Amadou Mbodj sama turando di jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal si yéen ñi di sunu ay invité tey Fadel Ngom ak Mati Diop di jaajëfal bu baax a baax ñi ñu doon topp ci page Facebook bi di thiaroyeinfo.net waaye it di jaajëfal ñi nga xamante ni rek saa su ne ñu ñuy topp suñu page Instagram di Thiaroye-8 info waaye it ñi ñuy topp si chaîne YouTube bi di Thiaroye Info TV di leen fàttali nag ku bëgg rek ñu dalal ci plateau càmbaru bis bi mën nga ñëw jot si 77 036 06 74 wala 77 777 88 65 seen xarit seen mbokk seen am di jàmm Amadou Gningue moo leen doon dégtal seen émission càmbaru bis bi di leen jox dig daje ni ki semaine bii di ñëw altine incha allah waaye nag bu leen fàtte ni chez nous dina am demee samedi 6 février 2021 à partir de 17h avec toute l'équipe de Thiaroye Info TV jaa ngeen jëf